suba gi. jërëjëf Pape Cheikh mbokk yi ñu ngi leen di yéen it rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias ni nga ko waxee noonu la ñu amaan mbégte teewaat fii ngi rek ànd ak téléspectateurs yi ci li nga xamante ne moom mooy xew-xewu jamono di crise sanitaire bu mag a mag ci àdduna bi ñu koy wax kon Covid 19 mu lëmbe fépp Sénégal nag am na fi xam naa dinañ ñëwaat ak li fi jot a xaw comme ni nga ko waxee ñuy sant yàlla bi naaw rek bi ñu mayee kattan. ñu teew fi kon ñu ñaanal ñi nga xamante ñoom ñoo tawat yàlla yëkkati leen personnel soignant bi it ñu ngi leen di féliciter di leen encourager xam ni ñi ngi seen ginnaaw Pape. voilà premier point bi nga xamante ni bëggoon nañu ci waxtaan nga décrypter ñu ko ñu mën ko comprendre muy problème mu dawalkatu oto yi ñu tuddee allo taxi il paraît que am na réseau bu ñu démantelé bi ñu teree dem beeg dikk bi ci diggante dëkk ak dëkk dañ doon jaar ci tegg yi Ndoye Bane def na ci alerte bàyyiwuñ ci woon xel mais boobu ba tey ñu ngi gis ay vidéo amateur gis ni am na ay njaga njaay ak it ay woto yoo xamante ni diggante ay dëkk yu bëri ñoo ngi fay jógee di yegg si Dakar ñu leen di fay muy loo xamee ni bokkul ci lu mën a aar sénégalais yi. ni nga ko waxee noonu la Pape muy loo xamante ni lu garaaw la waaw parce que bu fekkante ni dañ na état d'urgence ñu am ay mesures yoo xamante ni kilifa yi jël nañ ko maanaam dem beeg dikk bi ñu dakkal ko lépp loo xamante ni kon ci transport interrégion la nga jóge ci dëkk ak dëkk. am ñoo xamante ne kon ñi ngi violer li nga xamante ne kon mooy charte réew mi dafa garaaw parce que conséquence bi mooy day dem ba mën a bokk ci lii lawal jàngoro ji parce que am na ci benn région boo xamante ni comme bu fu demee ni ki Louga par exemple ñi ngi nuyu suñu correspondant Thierno Fall yàgg nañ di alerter naan Louga sax dem na yemul rek ci Touba moo am na ci région yoo xamante ni kon ay allo Dakar la leen tuddee muy ay véhicules particuliers dinañ ñëwaat sax ñoom ci seen statut parce que loolu rek beneen cas la ñoom ñi ngi wéyal li nga xamante ne moom mooy transport di jël ay clients den jëlee Ndakaaru di leen yóbbu ci gox-goxaat yi wala vice versa li ci gën a garaaw mooy doon dem ba prix yi sax dañ ko gën a yokkaat muy loo xamante ne kon lu garaaw la te responsabilité bi je pense que dafa xaw a yaatu muy chauffeur yi nga xamante ne kon ñoom ñoo violé yoon wante également clients yi nga xamante ne nangu nañ caa dugg ñoom it dugg je pense que li yar bi dal chauffeur yi moom moo war a dal clients yi nga xamante ne kon ñoom it dañoo jalgati yoon mais également ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a veiller à ce que aussi ñu respecte ko muy jëm ci wàllu autorité administrative yi mais également force de l'ordre yi ñoom it je pense que war nañoo gën a continuer vigilance même si ay contournement la duñ jaar sax ci route nationale yi mais ay rang-rang leen jaar ak yoon suuf si wóorul c'est dangereux parce que li ci garaaw mooy cas communautaire yi nga xamante ni kon ñi ngi koy xeex parce que démb rek déjà ñetti cas lañ am mais am na ci benn boo xamante ni cas communautaire lii moom moo koy waral maanaam véhicule yi nga xamante ni kon ñoom ñoo wéyal transport bi et je pense que fële ci Touba gis nañ ni médecin chef ba am na alerte boo xamante defoon na si boo jëlee dëkk bu mel ni Touba effort yi nga xamante ni kilifa yi def nañ ko ba daanaka le 26 mars ba léegi amun cas ñuy bàyyi oto yi di dem ak Dakar waa Dakar sax mën na ñoo dem di fa wàll li nga xamante ni waa dëkk moom mooy jàngoro ji moom moo tax kon bu ñu attirer attention ci li nga xamante ni mooy responsabilité parce que mbir mi toll na foo xamante ni dafa laaj responsabilité ñëpp ak collective lay doon et je pense que moom moo tax duñ wéy di ñàkk rek di ñaax ñi nga xamante ni kon ñoom ñooy def lu ni mel ñu daal di arrêté li nga xamante ni kon moom mooy jëm ci allo Dakar yi nga xamante ni kon déjà menace la ci transport normal bi nga xamante ni am nañ fi pas parce que maa ngi koy wax sànq ñoom loolu tamit kilifa yi ñoom ñoo ko seetaan parce que allo Dakar yi yàgg nañ ci li nga xamante ni kon moom mooy transport bi depuis 16 dernières années ñoom lañ gis ay professionnels la ñu normalement donc mais kenn reconnaître leen c'est des particuliers en réalité kenn reconnaître leen bokkut ak ñi nga xamante ni dañoo jóge ci gaaru Thiès dem ci yeneen gaar parce que ñooñu ñoo nga xam ne ñoom ñi ngi fay ay taxes di ay chauffeur déjà ñoom c'est une menace sax pour le transport bi nga xamante ni moom moo fi nekkoon ñi koy def ils sont dans l'illégalité la plus totale parce que amul benn këyit boo xam ne sax may na leen parce que ay véhicules particuliers yoo xam ne yu bakkan na leen duñ sax ay yu ci bëri duñ ay taxi ay véhicules la ay 4x4 wala ay oto yoo xamante ne yu bees lan dugg ci transport bi ñi koy def na ñu ci bëri dañoo importer ay véhicules indi leen fii ci Dakar muy loo xamante dafay menacer sax le transport bi nga xam ne moo fi nekk muy transport intérieur mais yi nga xamante ni ñoom ay regroupement chauffeur lan ñëpp xam leen ñuy fay ay taxes di fay ay impôts ce qui est différent de ñi nga xamante ñoom yaa allo Dakar yi nga xamante ni ñoom déjà teguwun sax ci yoon donc loolu moom moo lay wax ni lu waay leen di également sa loxo leen laaj parce que kilifa yi ñoom ñoo seetaan ñu loolu xam nañ ni gis nañ ko chaque fois parce que loolu yàgg na ci dëkk bi yàgg nañ fi mais système de corruption bi demee na ba nga xamante ni chaque fois dañ leen di bàyyi ñuy jàll ñuy def transport diggante dëkk ak dëkk te amul sax këyit bu leen may ñuy def transport entre dëkk ak dëkk à fortiori ci contexte bi moom moo tax kon ñu nekk ci clandestinité bi di ko wéyal ba ci contexte bi nga xamante ni kon moom dañ leen war a arrêté. Voilà, il paraît que 55 véhicules la ñu mettre hors circuit
circuit ba noppi itam teg loxo chauffeurs yi nga xamante ni ñoo doon dawal woto yooyu noonu clandestinement di daw diggante Touba ak Dakar chauffeurs yi nga xamante ni ñoo doon transporter nit yooyu lee vice versa Dakar Touba Touba Dakar il paraît que actuellement dinañ leen déglu tey ci lundi bi ci kanamu procureur du woon Touba kese wax nga ko léegi ba Louga barki démb rek biñ ciy waxtaan am na ay téléspectateurs yu ñuy xamal ni effectivement am na ay chauffeurs yoo xamante ni ñu ngi jëlee ay nit ci ay dëkk yu mel ni Louga di leen indi Dakar man ma foog ni respect wu yenn situation yi dafa war ñëpp képp kuy citoyen et que yoon it ak kilifa yi teg nañu ay yeneen voies yoo xamante ni pour ñi nga xamante ni ñoo amee urgence pour ñi nga xamante ni ñoo yóbbu ay marchandises boo amee loo xamante ni mënta ñàkk ba mënta ñàkk mu wóor la ni lii urgence la y a possibilité d'aller ci préfecture yeeg ñoom seen bu ko defee ñu jox la këyit loolu defe naa yomb na et puis moo gën a dal xel parce que dara gënul ñàkk dal xel ngay dawal di jaar ci ay koñ di jàdd di daw et que actuellement partout au Sénégal alkaati yaa ngi taxaw gendarme yaa ngi taxaw policier yaa ngi taxaw li nga ko waxee noonu la parce que ku dem ci fi nga xamante ni kon moom mooy ci préfecture yi wala ci gouvernance yi dina la jox autorisation de circuler boo xamante ni kon yow di nga ko mën a dem ci dëkk te loolu ay cas exceptionnel la voilà da muy farata voilà comme véhicule yi nga xamante ni kan ñoom ñoo yóbbu ñam yi ci diggante yooyu kenn mënu leen arrêté foog tamit dund gi di continuer nit ñi am ci loo xamante ni dinañ ko jàpp mais ñi nga xamante ni kon wàllu transport la ngir rek seen naf su bakkan ak lu leen neex moom ñoom ñooy violer li nga xamante ni kon moom mooy interdiction boobu jëm ci lépp loo xamante ni kon moom mooy wàllu état d'urgence bi et je pense que avec la fermeté bi nga xamante ni au niveau des autorités wane nañ ko ba am ñun joo xamante ni dañu réquisitionner seen i oto yóbbu ko fourrière sax bu ko jaree wala tamit teg leen ay amende yoo xamante ni loolu c'est sur le plan administratif même sur le plan pénal parce que ils mettent en danger la vie des autres parce que loolu tamit dafa garaaw parce que bu fekkente ni yow sa irresponsabilité ak sa insouciance moom moo tax nga bëgg a menacer vie wu ñeneen ñi nga xamante ne ñi ngi toog jàpp seen njàmbur loolu je pense que dana war a defanteeg yow ba képp koo xamante ni sa xel xalaatoon na ko wala nga nekk ci li nga xamante ne mooy système boobu ñu daal di la fiy jëlee. voilà donc ils seront présentés au procureur paraît-il tey jii ci altine bi ñoom ñi nga xamante ni ñooy ay chauffeurs yu doon yóbbu ay nit di jaare ci yoonu teg gi muy loo xam ni kenn rafetlu ko surtout que période bi la ñu nekk feebar bi kenn xamul fan lay jógee kenn xamul fan lay dugg donc nañu def très attention te respecter ndogal ak mesures yi nga xam ni gouvernement jël na ko ngir àndandoo ak sénégalais yi aar ñu ba ñu éviter. lawuk li nga xamante ni moo di Covid-19 wala coronavirus bi nga xamante ni ab crise la boo xamante ni dafa mondial gulet ci àddina crise tollu nii laal Amérique Europe Asie 4 coins du monde yëpp ña fa dëkkee fi mu toll tembe dañoo jaaxle ñun nag Afrique yàgg nañu di gérer ay épidémie ak ay pandémie peut-être loolu moo tax sunu ay situation tollagul ci yenn yi waaye bu ñu góorgóorluwul bu ñu moytuwul lu gën a garaaw kenn ñaanu ko yàlla waaye yu gën a garaaw yu dal yenn dëkk yi mën nanoo dal donc personne n'est à l'abri faites très attention protéger sa bopp protéger itam askan wi nga xamante ni dëkk nga ak ñoom beneen actualité itam ñu gis ko te rafetlu ko gis ni ministre bi di Abdoulaye Diouf Sarr dem na fekki personnel de santé bi betti leen xool naka la ñuy liggéeyee ak ñi nga xamante ni ñoo amee jàngoro bi il paraît que dem na hôpital Dantec dem na hôpital Fann dem na itam hôpital principal moom Abdoulaye Diouf Sarr ci différentes structures sanitaires yooyu yëpp nga xamante ni mettre nañ leen en place pour ñu faj ñi nga xamante ni ñoo amee jàngoro bi personnel de santé bi médecin militaire ñoom ñëpp paraît-il ils sont sur le pied de guerre pour stopper li nga xamante ni moo di pandémie bi loolu dañu koy rafetlu parce que bu yenn problème yi amee dañuy bëgg di gis autorités yi ci terrain bi moo gën ñu leen di gis ak seen i costume cravate ci seen i bureau ci télé bi ñuy def ay live donc je pense que ce que Diouf Sarr a fait mën na dalal xel Pape et c'est important parce que lâché nga le mot mooy nee nga dañu nekk pied de guerre comme dañu nekk ci guerre nag ñi nga xamante ni kon ñoom ñoo nekk au front muy soldat yoo xamante ni mooy blouse blanche yi buñ ko waxee nag personnel soignant encore une fois bawun kenn koo xamante ni kon yaa ngi yëngatu ci mbiram hôpital il est normal que tutelle bi nga xamante ni kon moom mooy seen kilifa dem ngir rek renforcer li naan le moral des troupes parce que tamit soxla nañ ko parce que yeneen réew yi gis nañ ñoo xamante ni kon ñi ngi ci personnel soignant bi dañuy dem ba craquer li ko waral mooy affaire bi dafa leen a dépassé wala également comme dañu jël risque te ki ni xeex ak gisoon ko muy xeetu virus je pense que ñëpp koo xamante ni kon yaa ngi def ay sacrifice nelawoo bàyyi sa njaboot di toppatoo ñi nga xamante ni ñoom ñooy malade yi et je pense que loolu day loo xamante ni kon teewaayu ministre bi foofu lu am solo la te wareefal ma def ñi ngi xaar lu ni mel temps yëpp wax nañ ko président gis nga ba mu fi recevoir la classe politique ñu ne
c'est vrai que loolu am na solo waaye li gën a am solo mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram ñoom it ñu dem nemmeeku ji leen xool leen et à chaque fois aussi dañ koy rappeler et gis nañ ko wax ni nga ko waxee kërëb le 3 avril ci président de la République dans son discours bu demee ba ne par exemple 65 milliards jël noonu ko ngir dugal ko rek ci li nga xamante ne mooy wàllu wér-gu-yaram et ñëpp ñoo xamante ne également ñi ngi ci yëngatu aussi ñu gën leen a yokk seen ndàmpaay même bu dul crise bi nga xamante ne mooy crise sanitaire yàgg nañ fee nekk également ñoom ak jàngalekat yi ne dañoo nekk ci ñaari secteurs yu PAP yoo xamante ni secteur yu stratégie la donc bu fekkente ni ñoom ñoo fa rawatina wér-gu-yaram ndax ku wérut doo tal leen li donc ñi nga xamante ni kon ñoom ñoo def ba ñun ñu ànd ak wér ñoom it ñu gën leen a encouragé comme ni ñu ko gisee ci monde bi yëpp France ak partout dans le monde gis nga buñ toogee ba guddi dañu nekk ci balcon yi di tàccu ñi nga xamante ni kon ñoom ñoo yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram ndax jamono ji moom xam naa moom képp koo xamante ni médecin nga wala sa mbokk dina am fierté parce que tamit ñoom lañ yaakaar ngir rek mën fay jëlee jàngoro yi nga xamante ni kon moom moo nekk fii ci Sénégal di rappeler Pape rek ñu ngi ci 222 cas démb li ci yokkoon rek moom mooy ñetti cas yi nga xamante ni kon benn cas communautaire la am na ci ñoo xamante ni également wér nañ fii ci Sénégal muy 82 muy wane ni kon encore une fois méritu ñi nga xamante ñooy personnel soignant bi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii Sénégal ndax taux de guérison bi nee nañ Sénégal moom moo gën a kowele daanaka ci monde bi muy loo xamante ni fierté la. Et j'ai vu que presque médias étrangers yëpp actuellement seen ay débat ak ay articles ñu ngi koy jagleel Sénégal yenn saa yi ma liir ne ñi buñ ñu catu te ñu ñoo bàyyi au départ ils se posaient des questions à savoir lan moo tax ay dëkku Afrique yu mel ni Sénégal amaguñu ay cas bi Sénégal amee cas ba ay nit di wér question bi ñuy posé wu mooy comment ils font pour di am ay nit yu wér comment ils font ba nit ñi duñu yokku comme yeneen dëkk yi nii seen cas yi di yokkoo. ni nga ko waxee noonu on touche du bois tubaab bi buñ ñu catu déjà ñoom ñoo ñu indee lii lépp. ndax ñoo fi dugal ils ont fait un article là-dessus j'ai vu RFI ils ont fait des débats dessus loolu itam daf ñuy buñ ñu catu quoi journaliste yi te ñoom ñoo ñu ko juree lii lépp quoi parce que ñoo ko fi indi bu doon ñun kese la suñ biirum réew mi da jàngoro ji fi dugg Pape muy loo xamante lu am solo encore une fois li ko waral mooy compétence waxoon nañ ko fi suñ système de santé loo ci mën a wax moom compétence am na fi muy ñoo xamante ne ay borom xam-xam lañ xarañ ku ko weddi nga demal ci li nga xamante ne mooy faculté bu médecine pharmacie ak odontologie bu nekk université bu Ndakaaru li ñu formé ci ay élite ci wàllu médecine ci Afrique sax de manière dafa bëri sakantumaa ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Sénégal boo demee ci hôpitaux yi également yi nga xamante ne hôpitaux de référence lañ fii chef de service yëpp c'est des professeurs yoo xamante ni dañoo am grade yu kawe chaque fois gis nga buñ demee ci li nga xamante ne moom mooy CAMES ci wàllu médecine la fay admis ñoo xamante ne kon ci université Cheikh Anta Diop lañ jógee dañoo bëri boo xamante ne kon encore une fois méritu ñi nga xamante ni ñoom ñooy personnel bi la boo également boo demee ci infirmiers yi également gis nañ ENDSS am na infirmiers yu xarañ boo demee ci sage-femme yi la même chose lii problème bi rek mooy wàllu management ci nga xamante ne mooy système de santé bi encore une fois te loolu on espère que jàngoro ji dinañ ci mën a jëlee leçon boo xamante ni buñ ci jugee dinañ gën a améliorer suñ système de santé parce que day virus boo xamante ni dafa remettre en cause efficacité système de santé de manière générale mondiale li koy waral mooy ci États-Unis buñ demee ba craqué dégg nañ li Donald Trump wax ne semaine bi la ñuy xaar ci ay ñu ñàkk seen bakkan bari nan loolu nag fii ci Sénégal ñaar lañ ci amagum ñu ñaan yàlla ñaar yooyu yem ci et puis encore une fois li nga xamante ne moom mooy geste barrière yi ñu wéy di ko sàmm comme ni ñu ko kër docteur waxee su ko defee Pape yenn yi nga xamante ne ñu ngi koy dégg bitim réew daañu ko mën a moytu fii. voilà yenn saa yi itam yenn malheur yi dina indi xel mu dal ci talent wu ñenn ñi parce qu'on a vu am na ay étudiants yoo xamante ni yu nekk école polytechnique bu UCAD defar nañu ay gel hydroalcoolique yu bëri jox ko ministère bi pour seen jàppandal ci xeex coronavirus bi il paraît que yeneen université jóg nañu itam pour def comme xale yooyu noonu comme quoi bëri nañu ay borom xam-xam ci école yi ak it ci bërëbu liggéeyukaay yi. mooy le génie sénégalais Pape te réew bu tollee fii ci nga mën a xam sax njëriñam réew ba moom moo tax bu naan jàng am na solo wala même jàng métier parce que ñi nga xamante ne yàlla def na am na lu yàlla def seen bopp muy xam-xam mais mënuñoo dem université ñoom it ñi ngi wane talent te talent boobu gis nañ ko ci tailleur yi ñoom it ñu ay fierté ci masque yi nga xamante ni ñi ngi ko commencé defal au moment où même France nee nañ ñi ngi valider sax li naan masque artisanaux yi donc
fii ci Sénégal ñun jiitu na leen ci parce que suñ tailleur yi gis nga leen ñi ngi confectionné ay masques yoo xam ne ñu xarañ lan école supérieure polytechnique moom it bu nekk ci Thiès ak bu nekk ci Ndakaaru gis nañ également étudiants yi tamit ñoo xamante ni vraiment defar nañ li nga xamante ne mooy ay gel yoo xamante ni yóbbu nañu ko ci ministère de la santé barki démb seen ministre de tutelle di Cheikh Oumar Anne moom moo ko yóbbu woon am na ci ñoo xam ne également même ci masques yi ñi ngi koy defar fa li nga xamante ni kon mooy ESP bu nekk ci Dakar ñu koy wax ENSUP muy loo xamante ni kon lu am solo la beneen bi moom mooy am na ci ñoo xam sax incha allah ci kanam ngoon dina leen ko wan ci suñu édition yi ay xale yoo xamante ni mooy xarañte gi nga xamante ni war nañ ko même bu fekkente ni gel bi pour éviter ay risques amut ñëw di bës wala nangam da ngay tàllal sa loxo suuf rek affaire bi tuuru ñoom ñoo ko defar waa ay booy ñoo ko defar fii ci ESP je pense que muy loo xamante ni kon xarañ na ji génie sénégalais bi nga xamante ni am nañ ko donc mooy li ma wax ka lu xëy na lii nattu la mais am na lu ci borom bi wan ci loo xamante ni buñ ci jógee mën nañ ci tirer leçon yu bari yoo xamante ni kon xëy na ñaanuñ ko woon yàlla conséquences yi nga xamante ni jur na ko ci wàllu koom-koom ci wàllu dëkkuwaay ak ci lu ni mel mais je pense que am na beneen aspect boo xamante ni aussi ñëw na mais ñu gis ci loo xamante ni Sénégal mën na cee jëlee njëriñ ëllëg mu jariñ ko bu fekkente ni génn nañ ceeg jàmm incha allah. li yokk naqar nag mooy presque tarif yëpp la ñu yokk ci jumtukaay yi nga xam ni mën nañu koo soxla ñu ñuy diggal ñu koy jëfandikoo bokk na ci gel hydroalcoolique yi ak masque yi ak thermoflash yi tout le monde s'y met et que lu daan jar 5000 léegi ñoo ngi koy jaayee 25000 lu daan jar 50000 léegi ñoo ngi koy jaayee 100 et quelques mille donc des gens en profitent ci période de crise bi. loolu nag du yoon parce que bu fekkee ne nekk situation bu difficile je pense que li ñu gën a soxla te ñu koy gis yeneen réew yi di ko def ñu dañ ko war a gën a jëmmal fii ci Sénégal mooy solidarité toll nañ foo xamante ni kon jamonoy solidarité lan nekk wax nañ ko fii kolok du jamono joo xamante ni pap ay profil la loolu capitaliste yi ñoo ko mais Sénégal day réew moo xamante ni ñun ci société yi ni dund je pense que solidarité lañ gën a soxla maanaam rek fexe ba nga xamante ni kon bis buñ jógee ci jàngoro ji ñenn ñi buñ mënee dellu ci yenn jikko yi ñu dellu ko ci mais fi ñu soxla nii comme ni nga ko waxee li am solo mooy nit ñi jot ci li nga xamante ni mooy xeetu produit yooyu et je pense que autorités yi am na ci message boo xamante ni def nañ ko ngir rek lépp loo xamante ni kon jëm na ci yokkutey prix ñu bañ caa egg et je pense que loolu aussi il faut que ñu continuer ci li nga xamante ne moom mooy surveillance bi ñëpp nag yemun am na situation bu nekk am na ñoo xam dañ ciy profité et je pense que ce n'est pas le moment li am solo mooy produit yi nga xamante ni kon moom mooy gel yi nit ñi mën ca jot bu dee saabu la également nit ñi mën ca jot solidarité bi ñu yokk ko ba au niveau local parce que loolu day am solo parce que ñu ngi jëm ci li nga xamante ni moom mooy wàllu ndimbal njaboot ci koppar yi nga xamante ni génne nañ ko ngir dund gi comme nee na nit ñi ñu toog seen kër je pense que loolu am na solo mais li ci am solo mooy yeneen produit de muy denrée de première nécessité yi nga xamante ni mënut a ñàkk également ñu def ba nga xamante ne ku ci nekk mën nga koo am mën nga ci am accès wa mais mënut a nekk gel yoo xamante ni rek borom barke yi ñoo ci mën a jot te ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen gannaaw oui parce que bu ñu moytuwul dina commencé naa cher déjà waaw mooy moo foofu état bi parce que lii kenn du ko importer parce que ñii par exemple Val d'Afrique dañ koy def far boo demee fa la nga xamante ne moom mooy ci Rufisque fa la usine bi nekk ñun gis ci yeneen réew yi mooy état day dem ba nga xamante ne état sax day réquisitionné yenn sociétés yi nga xamante ni comme ni ñu ko gis ci yenn dëkk yi su ko defee ñoom li nga xamante daan nañ ko gagné entreprise bi état bi géré ko mais ñoom ñuy produire voilà bu ko defee ñoom ñuy produire di ko dugal ci li nga xamante ne moom mooy ci pharmacie yi su ko defee pharmacie moom foofu yokk amu fa parce que ils vont respecter les prix mais ñi nga xamante ni mooy gel yi yaa ngi wax sax cher na mais même qualité bi maintenant on se pose des questions sur la qualité de li nga xamante ne mooy gel hydroalcoolique yi parce que ku nekk koy jaay am na ñoo xamante ne aussi ñu ngi ci rax ak caay-caay mooy ñi nga xamante ni kon ni nga ko wax rek ay faussaires parce que foo gis rek am na ñoo xamante ñu jubadi et je pense que loolu aussi jot na mooy ni ñu ko waxee également ci ñi nga xamante ne mooy médecins ñi nga xamante ñooy defal chloroquine gis na ni tëju nañ fii ci Sénégal ñi ngi waxtaan xool ne say def ba ubbiwaat société bi mais yeneen dëkk yi comme ku mel ni Guy Marius Sagna def na ci proposition bu am solo mooy pourquoi pas état bi du nationaliser te société bi mooy li nga wax tam toll nañ foo xamante ni période de guerre la wax nga ko sànq loi d'habilitation njiitu réew mi am na loo xamante yoon may na ko mën nañoo dem ba ñi nga xamante ni kon soxla nañ li ni produire état bi soxla na ko état bi teg ci loxo comme ni mu ko defee par exemple ci hôtel yi am na hôtel yoo xam dañ leen réquisitionné pour ñu daal di fay mettre en quarantaine ay cas suspects loolu mën nañ ko def ci société yi nga xamante ni liggéey produit yu nit ñi soxla tey gis nañ ni buñ ci waxut mën naa dem ba manqué am parce que importation presque c'est quasi impossible maintenant li ko waral mooy réew mu nekk yaa ngi jéem a renfermer wu tëj sa bopp te je pense que kon mën nañoo egg foofu mais su ko defee état bi dimbali leen lan daa am ci bénéfice état bi jox leen ko mais
ñoom ñuy continuer di produire 24 heures sur 24 su ko defee nit ñi mën a jot ci xeetu produit. foofu la pouvoir gouvernement toll ak état d'urgence bi nga xamante ni décrété woon nañu ko yokkaat nañu ko donc sunu ay liberté dafay wàññeeku Chérif jot nga nu ko expliquer semaine dernière ne fii ñu toll état am na sañ-sañuk réquisitionner ay kër ay woto ay particuliers comme ni mu ko defee ak ay hôtel j'ai devant moi listu yenn ci ay hôtel yoo xamante ni dañu leen réquisitionner muy Savana Dakar Ibis Novotel Dakar Ngor Diarama ak Lagon 2 lu toll par exemple pour Savana am nañu fa 100 chambres en pension complète Ibis Novotel Dakar foofee itam réquisitionné nañu fa lu toll ci 300 chambres en pension complète fi nga xamante ni moo di Ngor Diarama réquisitionné nañu fa am na ay baat yoo xamante ni day jafe prononcé 298 chambres en pension complète Lagon 2 jël nañu fa. moom jëwriñ ji wax na ko muy ay cas contact ak kenn koo xamante ne kon transmission communautaire la maanaam comme jëlee jàngoro ji xamuñ ko donc liñ ci mën a jàpp Pape ci wàllu analyse rek moom mooy Sénégal cas importé ñi ngi commencé wàññeeku te loolu kilifa yi waxoon nañ ko xamoon ko ndax li ko waral mooy biñ tëjee frontière yi léegi tey mu ëpp fukki fan ak juróom comme loolu am na kon kenn dootul mën a jëlee jàngoro ji bitim réew di ko dugal fii ci Sénégal léegi nag ñaari défi lañ war a mën a jànkoonteeg benn bi moom mooy cas contact yi ñu suivre leen ba nga xamante ni kon foofa du mën a rëcc waa également beneen bi nag moom a gën a compliqué muy cas communautaire démb am nañ ci benn tey ñu amaat ci beneen muy ñaar yoo xamante ni kon ça va être très difficile ngir ñu xam rek ñooñu fu ñu jëlee jàngoro ji ak est ce que ña leen ko wàll ñoom it ñu ngi wéy di circuler ci dëkk bi ak zone yi nekk ak ñi na entrer en contact et je pense que loolu moom mooy beneen défi boo xamante ni kon Sénégal war naa jànkoonteeg moom. mu ngoog donc nañu respecter mesures yi nga xamante ni moom la ñi liggéey kër docteur di digle ba tey gàtt tànk yokku cet gi éviter rassemblement yi xam nga ñun nag Sénégal dañoo mën dajaloo toog buntu kër waxtaan naan ataaya ci biir kër gi sax yenn saa yi ñu toog ci ëtt bi doon ci fukk wala fukk ak lu teg yooyu yëpp nag c'est à éviter am na urgence yoo xamante ni bu amee des koy respecter te bañ topp rek sunu bakkan bañ topp itam sunu ay habitude te xam ni loolee la jamono laaj ba keroog jamonoy neex donc il faut ñu respecter ko bu baax pour éviter lawuk li nga xamante ni moo di coronavirus bi koñ bu mu dugg nag ña fa dëkk jaaxle barki Dembo Njaay rek diggante Derklé quartier yooyu am na ndaw soo xamante ni moo faatu ci coronavirus bi dégg naa waa ko ñoom fi mu nekk nii dañoo paniqué mais c'est pas la peine aussi de paniquer c'est pas la peine bu ngeen déggee ab cas ci koñ ngeen tiit foog ni am ngeen ko wala bu ngeen demee ci kër gi am ko déedéet yooyu yëpp du ko jar l'essentiel mooy respecter digle yi loolu rek moo ñuy mën a muccal ci li nga xamante ni moo di coronavirus bi bu kenn daw kenn bu kenn bedd kenn bu kenn daw benn kër gis nga daw ku wéré di baaxut Ndiaga Mbaye waxoon na ko il y a longtemps xëy na xale yi duñ ci bàyyi xel daw ku wéré di mën naa yokk lu ko metti yenn saa yi nit am yenn feebar yi psychologiquement rek lu dul feebar bi sax mën na koo faat ci ni ñu koy xoolee ci ni ñu koy beddee ci ni ñu koy dawee donc imagine ci kër am koo xamee ni am na ko wala am koo xamante ni faatu na fa waa koñ ba yëpp di ko daw loolu maara day taali du comportement bu baax. tout à fait Pape lu am solo nga wax parce que jàngoro ji comme ni nga ko waxee war ñoo stigmatiser doomu aadama yi te je pense que loolu kër docteur chaque fois ñu fàttali ko li nga xamante ne moom mooy askan wi et je pense que ñi déglu tey RFM matin déglu ko Bakary Cissé témoignage bi nga xamante def na ko fa war naa yee ñu bëri muy loo xamante ni je pense que ñi ko war a déglu war nañoo gën a bëri moom mi nga xamante ni testé woon nañ ko positif mu dem xeex ak jàngoro ji ba wér ci et je pense que muy wane ne kon jàngoro ji lu ni faj te li am solo mooy rek taxawaay ba te tamit comme ni nga ko waxee bu fekkente ne xel njort na ci ñenn ñi li am solo mooy ñooña ñi leen di rappeler ne jarul ñuy dem ca hôpital am na ay numéro yoo xamante ni kilifa yi wax nañ ko foofa ngay woote ñu wax la ni fi ngay jaar ba rek bañ ko wàll sax ñi nga xamante ni moom mooy nit ñi mais li am solo rek mooy soutien ak solidarité parce que day jàngoro joo xam ne kon soxna la lu ni mel comme rek mën na traumatiser nit ak tamit ni mu dem ak fi ñu ko yóbbu ak conséquences yi mam xëy na moo tax ñu bëri ragal ko mais je pense que ragal bi daal mooy
tere li nga xamante ni wala bañ a def li nga xamante dañ koy tere. voilà donc c'est pas la peine de paniquer bu dee ci koñ bi am na koo xamee ne am na ko wala ku ñu njort yenn saa yi sax ñu njort ni nit am na ko mu dem def test bi négatif loolu itam nañ ciy bàyyi xel on a même vu ci benn vidéo amateur boo xamee ni bu ca kanamee naa ko partagé ak yéen ci dëkk bu ñu naan Dagana daa amoon benn cas suspect mu dem defi test bi mu négatif waa dëkk ba yëpp génn dem taxaw ci ginnaaw préfecture ba di jubilé voilà c'est rigolo mais voilà feebar moom defe naa kenn ñaanul yàlla mu dal la Pape Fara Gningue bu fekkee noppi na ñu jokkoo ak moom Pape Fara ñu ngi lay nuyu di la ziar ministre bi wax na léegi ba noppi 131 cas ñoo nekk sous traitement lu toll ci 226 cas le Sénégal enregistré bi crise bi tàmbalee ak léegi. jërëjëf Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di la ziar di leen ndokkale ci 4 avril bi nga xam ne ci la ñu jógee nekkoon sunu feetu indépendance crise bi tax nag defuñu ni nga xam ne noonu lañ ko war a defee ni nga ko waxee noonu la waaye jàngat biñ ci njëkk am Pape Cheikh gannaaw ba nga xam ne ministre bi ñëw na ci cas yi nga xam ne moom la ñu am ci nombre test yi parce que jar naa taxaw seetlu 95 tests daanaam waroon nañu mën a am téeméer ci ñoo xam ne ñu ngi leen di xool jege na ko biñ ko xoolee ñeent ko ci am kon loolu ratio bu baax la bu am solo démb ñett la ñu amoon tey ñu am ñeent yi di cas contact kon ñoo xam ne ñu ngi leen suivre di leen xool waaye depuis démb ba léegi li ministère bi waxoon docteur yi waxoon ko ne fii ak le 4 avril dinañ xool ndax cas importé yi dina ñëw wala déet kon mun nañu wax résultat amagum na ci li nga xam ne moom moo nekk tëjum frontières yi ak demu avion yeeg dem beeg dikk beeg li nu mel naam sax yéen a ngi dem wax jafe-jafe yi ñuy rocceeku di jaar ci suuf xam naa loolu di ngeen ci gën a taxaw te ci loolu am nañ cas communautaire yooyu nag week-end bi ba tey am nañ ko mu nekk loo xam ne tamit war nañu wut stratégie def ko parce que bu ñu tëjee importé yi beneen combat la ñuy am combat bi mooy cas communautaire boobu moo gën a garaaw importé yi ndax importé yi bu ñu ñëwee di nga leen mën a xam koo fi ne leen teg leen fenn waaye koo xam ne am na feebar bi xamoo fu mu nekk ci askan wi boobu nag gars yi nee nañ ñëpp di sol masque généraliser ko bokk na ci xeex bi raxasu bi ñu gën ko yokk ak matuwaay yi parce que dañoo toll ci phase bu am solo ci épidémie dinañ toll phase boo xam ne ñëppay wàllante après muy wàcc dina am foo xam ne dinañ am pic bi neen docteur yi ñu seen xam-xam màcc nee nañ une semaine bi jàpp 2 semaines ci la ñuy combat bi nag war a gën a baaxee parce que am na ñoo xam ne seen 14 jours mot na mun na am ñaanuñu ko yàlla ñeneen ñuy doog a tàmbali seen 14 jours kon fii lay xeex bi nag di amee ngi fii lañ ko mën a daanee fii la ñu war a gën a yokk matuwaay bi fii la ñu war a gën a yokk xeex bi ak farlu bi ñii di sénégalais yi beneen xibaar bu neex boo xam ne am nañ ko tamit moo nekk fukk ci ay patient daa di wér loolu tamit dañ koy sante yàlla war nañoo am jàngat lan moo waral li nu mel parce que 92% depuis le 2 mars ba léegi ñu commencé am ci ñoo xam ne wër lañu ci 226 cas loolu war nañu am docteur boo xam ne war nañ ci mën a jàngal lu tax ñu am guérison boobu lan moo ko waral loolu tamit waxtaan bu yaatu lay doon ñaar ñàkk ci seen bakkan ni ñu ko waxee kenn ñu évacué téeméer ak fanweer ak benn ci ay nit ba léegi ñu ngi leen di faj ci bërëbu fajukaay yi kon loolu moom moo fi tukkee yow yaa ngi koy wax démb xam naa image yooyu du ñàkk ñu am ko ndax démb ñoom nag danoo xaw a guddee mais ñu ngi dem wax ak ñoom bëggoon nañu am image yooyu nga xam ne ñoom dem nañu bett ñi nga xam ne ñooy faj ca Fann ak yeneen i bërëb ñoom ci seen i biir la ñu woon waaye ministre bi dem bi muy dem ak seen chargé de communication waxoon nañ dinañu baaxee yu nu mel bu ko defee ñu wone ko ci télé bi xool tamit dispositif yi ñu jël ndax li ngay wax ñu ngi ci pied de guerre fi mu toll nii ñoom jël nañ seen i matuwaay yëpp mbir mi yokkee ñaanuñu ko yàlla ñu daal ci am taxawaay kon Sénégal préparé wu na ci wàllu woowu Pape Cheikh kon nag tey loolu lañ fa mën a jàpp 95 tests 4 positifs dont 3 cas contacts un cas issu de la transmission communautaire 10 patients guéris 226 cas positifs depuis le début de cette pandémie 92 guéris 2 décédés une personne évacuée 131 cas sous traitement actuellement kon loolu la ñu mën a jàpp ni ki tey ji di xaarandi benn waxtu ñu daal di yaatal. Pape Fara Gningue yaa ñu teewal foofee ca ministère de la santé et de l'action sociale communiqué bu ministère de la santé baa ngi noonu daañ ko gën détaillé ci compte yi nga xamante ne am nañu ko ci réseaux sociaux yi moo xam Facebook bu télévision Futur Média Facebook bu King FM ak Facebook bu groupe Futur Média ak service digital bi nga xamante ne actuellement ils sont en mode télétravail ñoom Cheikh ñoom Pape Jean ñoom Magui Coulibaly ak Adja
liggéey donc dinañ leen ko détailler comme ça ngeen mën koo am di ko partager si vous voulez mais fii ñu toll tembe Sénégal a ngi toll ci 131 cas yoo xamante ni ils sont sous traitement donc ñu ngi ñaan suñu borom fëgg seen bopp ñi nga xamante ni xamaguñu ndax am nañu ko wala amuñ ko ñu mettre leen en quarantaine ñu ngi leen di xalaat ñu ngi jéem di leen wétali wéetaay nag segam yombut ci boo amee liberté entre guillemets waxatuma laak bu ñu la nee écoute fii ngay toog doo bouger doo génn ndax dañ la mettre en quarantaine donc toutes ces personnes qui sont isolées ñu ngi leen di xalaat yàlla na suñu borom sàmm leen ba bu ñu leen defaralee test yi du ñu gis mu positif ki nga xamante ni mooy liggéey fii ci groupe Futur Média te amoon coronavirus bi wér di Bakary Cissé rédacteur en chef bu quotidien bi di Le Record on essaiera d'entrer en contact avec lui puisque tey ci suba jot na waxtaan ak Babacar Fall ci RFM matin am na ñoo xamee ni heure boobu yeewoo gunu woon bu dee yéen a ngi doog a yeewu ba jàpp télé bi on tentera de le joindre bu ko defee mu waxtaan ak sénégalais yi joxe ay conseils parce que am na ñoo xam ne ñi defe naa bu ñu muccee ci feebar bi ay porteurs de voix la ñuy nekk ay ambassadeurs la ñuy nekk ci sensibilisation bi nga xamee ni sénégalais yi soxla nañu ko par rapport ak feebar bi parce que li graaw mooy des fois tu as l'impression que am na ay sénégalais yoo xam ni gëmuñu ni coronavirus bi am na man hier j'ai vu ab table bu ñuy jaayee nambe bëgg naa ko lool ndax yàgg na ma bàyyi sama ndekki kër dem di rang ci forox caaya mais y a toujours nit yi ñu ngi continuer ak yenn comportement yi nga xamee ne amoon nañu ko ñiy liggéey kër docteur ni comportement yooyu le nanu ko moytu ba crise bi passé te ñu ngi koy def ba léegi sans gêne. dañ ko war a moytu nag parce que li nga xamante ni kon moom moo leen yott lu garaaw la mooy comme ni ñu ko waxee jàngoro ji mais ci beneen wàll bi aussi il faut ñu saluer taxawaay ñu bëri ci majorité bi et je pense que man constat bi ma def mooy la majeure partie des sénégalais maintenant am nañ conscience ci existence bu maladie ak gratuité ba nga xamante ni kon lii di geste barrière yi ñu ngi koy matal xëy na ñu néew lañ ci ñun yoo xamante ni organisation boo gis nag dañ ci am ñu tëradi mais nañ continuer rek bañ a tàyyi li nga xamante ni moom mooy wàllu sensibilisation mais li ma constaté moom ci dëkk bi mooy wax dëgg yàlla am ñu ci bëri léegi xam nañ ni il faut ñu def lu ni mel parce que ni ñu koy gisee fële ca bitim réew ñu toog ci mbedd yoo xamante ni kenn génnul confinement total la fii nag li loolu amu fa bala ñoo faa àgg nag je pense que il faut que nit ñi jàppale seen bopp nag mooy li nga xamante ni dañ koy tere te loo xamante ni moom mooy favoriser propagation jàngoro ji ñu bañ koo def pap ñenn ñooñu nag nga cité moom nañ wéy rek di leen sensibiliser ñoom it ñu conscient parce que insouciance ak indiscipline moom mënut a jëmaleem réew fenn mënut a jëmale également yokkute fenn li am solo rek mooy lépp loo xamante ñi ngi koy xeex muy ci wàllu jàngoro yi pap encore une fois muy message bu ni lancé waat nit ñi ñu daal di rek continuer li nga xamante mooy vigilance bi bañ a naagu c'est vrai que ay nit a ngi wér mais buñ fàttali ci yeneen réew yi aussi nit ñaa ngay faatu te tamit bala ñoo def en sorte que suñ personnel soignant bi mbir mi dépassé leen mooy ñu jàppale leen ni leen di jàppale mooy comme ni nga ko waxee rythme boobu ñu wéelu ko mais cas communautaire yi ñu jéem ko wàññi lancer un appel ñi nga xamante ñooy waa Allo Dakar yi ñu dakkal seen oto yi ñoom it parce que li ñu def mooy rek yokk li nga xamante ne mooy xeetu cas communautaire yi xam ñi ngi koy gis am na suñuy mbokk rek ñi ngi ci bitim réew ñu ñàkk seen bakkan ndax coronavirus ca France ak yu ni mel ñu ñaanal leen Pape yàlla yërëm leen xare leen aljana man des fois j'ai l'impression que da ngay lire li nekk sama bopp parce que la dernière question moo doon sénégalais yi nga xamante ni actuellement ñoo faatu ca bitim réew am na ku ñu ne faatu na léegi ni États-Unis j'ai entendu ce matin que lu toll ci 15 sénégalais ñoo faatu ci coronavirus bi ca dëkk bu ñu naan France actuellement am nañu ay problème pour rapatrier leen coow juddu ci diggante seeni famille ak yenn ci autorités diplomatiques yi nekk ci dëkk yooyu y a pas que France parce que yeneen dëkk yi amuñu nombre bi waaye dégg nañu ni am na ay benn sénégalais yoo xam ne ni ñu ngi faatu et pour ñu rapatrier seeni néew lu jafe la actuellement. dina jafe contexte bee ko waral Pape te tamit comme ni nga ko waxee je pense que loolu warul poser problème parce que ñu ci bëri seen pays d'accueil yi am nañ ay sëgg yoo xamante ni sëgg jullit leen bu fekkee ni jullit nga te lan dégg Chine foofu amu fa ñu ngi leen di denc ca nam ëppee sutura parce que gis nga fii ci Sénégal ndem si yàlla Pape Diouf ba mu ko fi laalee ñi ko gunge sax bëri woon donc dégg nañ borom xam-xam yi wax ko waxate ko même en temps normal hadiis Yonent bi ni fàttali chaque fois ne mbas bu amee bu la fekkee ca fam la fekk na nga fa toog ko yóbbu feneen à fortiori koo xamante ni xëy na da nga ñàkk sa bakkan li am solo rek mooy nañ leen denc bi nga xamante ni je pense moom mooy dencu l'islam parce que bu dee par exemple dëkk yi bari nañ bu fekkente ni nangu nañ ñu rapatrier ñu nekk France ñu nekk Italie nañ rapatrier seen i dépouilles ñu nekk feneen je pense que day gën a compliquer situation bi et puis ay risques la yoo xamante ni borom xam-xam yi wax nañ ko déjà même en temps normal c'est que yi déplacement yi mën na gën a yokk ci propagation bi à fortiori ci boo xamante ni kon ñi ngi bëgg a bari li am solo rek mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy autorité diplomatique yi nekk ci
yooyu réew nañ taxaw doomu Sénégal yooyu ba ñu denc leen ca na seen diine sànko moom fu mu mënoon bokk loolu je pense que mooy li nga xamante ni moom moo am solo mais polémique bi ci wàllu rapatriement je pense que du polémique boo xamante ni dina jëmale nit ñi kanam étant donné que day risque yoo xamante ni je pense que kilifa yi bëggut koo jël surtout ci jamono joo xamante ni daanaka avion dematul dikkatul ay avion cargo rek ñoom ñooy dem déjà vol régulier yi annulé nañ leen et puis ñu tëj frontières yi day gën a compliquer situation bi encore une fois li am solo rek mooy nañ leen dencin wi nga xamante ni seen diine moom la wax moom moo ci gën a am solo. mu ngoog très intéressant en tout cas ñu ngi lay gërëm bu baax 10h20 mooy doog a jot bàyyi la nga daw àggali liggéey bi ca rédaction ba ci diggu bëccëg gi